aleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu ziar ñëpp ñi ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp dàqu ko Sori Kaba ginnaaw mbette gi nu ci am ñi àndi ak moom ca Fatick mer la nu ca toftal mer bu futt ñàkk ànd ci dogal boobee jëm ci jëlee ko ci direction générale sénégalais yi fare bitim réew dañuy tiit ñu ne sax ñeneen gën a dugg ca mer moome ca Fatick ndax doxalin boobee nu àndulee ñu ne ñoom farandoy Sori Kaba yeneen ñaari kilifa yu nu teggee fa ñu newoon di ñu toogaloon Sénégal ci comité droits de l'homme bu Nations Unies Assane Dioma Ndiaye àndul ci dogal bi daa gis ne amul benn solo naka noonu it dogal la bu lalu ci lu may politique mu ne Assane Dioma Ndiaye jiite Ligue sénégalaise des droits humains Khalifa Ababacar Sall moom daal di wul mere kenn jàppalul kenn lu bon waaye nekk fàttewul mu ne ci it li ci kanam loolu la tegi gëtam ak luy liggéeyal Sénégal du wàcce yoxoyee benn yoon kaso bi mu ne dafa gën a yokk ngëmam ak pas-pasam wàññiwu ca dara sport gi malal si ñox jaañ la ñu ci àndal wàllu ci àdduna ci ànd ak xaaj njogu génn xaaj ndate jëm ngeen baal ma yéen kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou réew mi ci waxin génnee jaasi ja démb cori bopp bokk na ca bu Sori Kaba mi nga xamante ni moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci direction sénégalais yi fari bitim réew ay farandoom ca Fatick nag merce ba futt ginnaaw mbette gi ñu am ci boobee dogal ndax mbaax gu ci kilifa gi nga xamante ni moom la ñu àndal ci politique waaye lu ñuy tiit ñu ne ñeneen daal di mer ba futt ci yooyu doxalin tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall ñu dem Fatick fekki Aminata Goudiaby ci altine ji ci guddi gi la ñi nga xam ne ñoom ñooñi Sori Kaba jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom nag jóge nañ ci gox yu bëri yu nekk ci biir département bi lu ñu bëggoon nag moo di ñoom wan seen soutien di Sori Kaba dàq gi ñu ko dàq ci postam dañu jàpp ne tegul fenn te itam lu leen bett la bopp seen bu ñu xëyee tey ñu gis ci ab lettre boo xam ne dañ signé ci suuf ne waa APR bu Fatick ñun loolu ndaw APR yëguñu lettre boobu fu ñu ko waxtaane ak fu ñu ko binde ñu xëy déggaat décret boo xamante ne Sori la mu bilax wax mooy ñetteelu mandat ba wàcce nañ ko ci mais loolu ñu ngi ciy interpellé président Macky Sall ci bopp ne troisième mandat boobu moom lañ fi interrogé woon mu taxaw wax ne fi munatu la ne ñun nañ ko gisee mooy aayul ndax lu Macky waxoon la mu waxaat ko rek. mbir mi nag jàpp na ko lool moom Awa Diène Diop mu ni Sori Kaba mi bokk na ci responsable politique yi gën ci Fatick ndaxte day jàppale jigéen ñi bu baax a baax ci wàllu autonomisation. am na maire yoo xam ne dañoo oote di jooy ndaxte chaque fin du mois day fayeeku salaire am di leen ko jox li ñuy ñaan daal mooy président Macky Sall mu bañ a déglu les détracteurs ndaxte détracteurs yi du ñu sawar ci ki nga xam ne day liggéey de politique de développement la Sori Kaba di def ci Fatick élément bu mel ni kii daal ku ko am da nga ko war a sauvegarder. ñoom ñi nag di wane seenu mer jëme ci Yakham Mbaye nee ñu bu ñu dàqee seen leader lu ci bëri daanaka ci moom la jógee. mais Yakham moom moo fi créé woon dynastie Faye Sall waa kooku tey bu taxawee démb ak barki démb di yekk Macky Sall lu mel ni xeme ki la bañoon démb su ëlbatikoo tey bëgg la ay pexee ma jubul président waa Fatick a dugaloon seen loxo boot ko ne ko kenn du la laal mais tey am na nu mu leen di dindee di sànni mais day métti ci xolu siin yëpp temps mooy meilleur juge dinañu juger. décision bi nag chef de l'état jël ngir dàq Papis Kaba ci postam lu def lu dul yokk ñi nga xam ni ñoom ñoo kontaanul dara te bokk ci biir APR fii ci Fatick mu sukkandikoo ci ñi ay ñooñi Sori Kaba Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata moom njiitu réew mi moo am lii di pouvoir di sañ-sañap falak dàq ku ko neex loole kilifteef li ko may ci wàllug dàq gi ñeel Sori Kaba it Abdou Mbow mi ni gisee jàpp moom it ne kii di sëñ Kaba dafa daal di xotti ndigal tukkee woon ci seen leader Macky Sall ci wàllu kon bon code de conduite parti bi Abdou Mbow ci jokkoom ak Hadj Ndate Diop. limoge nit dafa am foo xamante ni fa lay jaar surtout soo nekkee fonctionnaire bi nekk affaires étrangères ñi may déglu xam nañ bu baax li may wax donc monsieur Sori Kaba wàllu li mu wax ay waxu troisième mandat ak yeneen président Macky Sall dafa dajale ñëpp wax leen benn wax bu leer ne leen tey jii ba ñu faloo léegi matagul juróomi weer wala juróom-ñaari weer ci la yem mais tey jii bu ñu fi nekkee naan ay kii a koy remplacer deuxième mandat troisième ak quatrième je pense que loolu sénégalais yi xaaruñu ci ñun ci loolu sénégalais yi xam nga ci lan la ñuy xaar transformation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko def ci Sénégal diggante 2012 ak léegi nan la ñuy def ba loolu ñu gën koo ñoŋal ba Sénégalais yi képp koo xamante ne nii yaa ngi dégg wala nga gis président Macky Sall ni muy transformé xar kanamu Sénégal nga mën ci gis sa bopp waxi politique politicienne munu koo muur wala munul fexe quand même nga ñëw ci loo xamante ni ëllëgu Sénégalais yi ci boppam da nga koy mettre en jeu. mu nekkoon Abdou Mbow démb ci édition spéciale bi leen RFM doon baaxee ñu àndoon ci Hadj Ndate Diop ak Abdoulaye Cissé Samba Ndiaye Seck Moustapha Ka yeneen i responsable di fonctionnaire yu Sénégal toogaloon sunum réew ci comité droits humains bu mbootaayu xeet yi ñoom dañ leen it jële ci seen i poste tekki seen i ndombay tànk di dogal tukkee ci njiitu réew mi démb loolee nag kii nga xamante ni mooy jiite mbootaay gi yëngu ci àq ak yelleef doomu aadama di Ligue sénégalaise des droits humains maître Assane Dioma Ndiaye moom dafa jàpp ne du dogal boo xamante ne lu yenu maanaa la ba ci topp mu gis ne ci politique dong la daal di lalu ndax ñoo ñaari représentant yu Sénégal yooyu defuñ lu may gën a détaillé rapport bi nga xamante ni bu Sénégal la maître Assane Dioma Ndiaye ak Seydou Nourou Ba.
ki ñuy tudde Moustapha Ka buy wax danaan comme ni ko rapport bi waxee Sénégal nee na tegagum na jéego nangam jëlagum na décret de grâce. kon ndax mbir mi xawul doy waar parce que ñoom daanaka li ñu jàng yëpp ci rapport bi la nekk kon pourquoi ñu leen fay jëlee. mais loolu moo tax ma ne lii day doon loo xam ne du doy waar loo xam ne mun nañ ko méngale sax ak li ñuy wax injustice wala persécution boo xam ne parce que ki nga xam ne danaan rapport bi du wax ci boppam day yor rapport ñu koy poser ay question ci rapport parce que Sénégal balaa ñu koy poser question day présenter rapport ñu laaj ko yan jumtukaay nga jëlagum pour méngale sa jëfin ak li comité bi waxoon nga ne defagum naa nangam li des nag ci diw la des moo war a ñëw wane ne am na préjudice nangam du Sénégal moo ko koy defal bu révision procès bi Cour suprême am na disposition yu mu prévoir mais fonctionnaire bi wax loolu mais wàccul yoon li mu wax d'abord dafa rappeler état suñu législation ñaareel bi mu wax aussi li nga xam ne Sénégal def na ko te loolu bu ñu ko defee parce que Sénégal mi delluwaat ci comité bi moo nangu woon décision comité bi parce que bu ñu la nee jox nañ la délai nangam pour nga def nangam boo d'accordul da nga naan comité ba du ma fa taxaw parce que ñoom man dama am souveraineté yow reconnaître ma comité boobu mais munoo def loolu ba pare say ndaw dem toogal leen nga di leen toroxal de cette manière mel ni ñii dañoo demoon duñu tekkiwuñ dara duñu ay hauts fonctionnaires. Maître Assane Dioma Ndiaye Khalifa Ababacar Sall moom merewul kenn jàppalul kenn leen donte it fàttewul waaye ni ñu ko waxee jéggal na ñëpp terewul nag ay gëtëm fa mu ko teg mooy ci li ci kanamam ci ëllëgu Sénégal yi naka noonu ak lépp luy pas-pas liggéeyal sunum réew kaso bi it mu ne du deful lu may yokk pas-pas ak ngëm ci moom ambition ya lu koy yokk rawatina. ci déclaration la ko xam ne démb ginnaawam ndaje seen biir ñoom taxawu Sénégal jo maxoon mbooloo bu ko woyal bu muy egsi ci salle bi Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ñoom ñoo ko jege lool di safonte gannaaw lu weesu ñaari at yoo xam ne gisu leen Khalifa Ababacar Sall ne jaar-jaaram ca kaso ba Rëbës ci suñu gannaaw la ne. yàlla ku mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la ko soo ci tiré leçon yi da nga ci mën jëriñoo lu bari tiré leçon yooyu nag moo ñu amal solo ñi duñ fi nekk di mere Masamba di mere Mademba ba loolu weesu na depuis le 29 c'est fini. waaye nag am na ay xalaat bu baax a baax ci jamono ji jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom la nekkoon ca kaso ba ak ñi nga xamante ne ñooy garde pénitentiaire yi. xam mébét yaakaar di engagé état bi bis bu ko mënul bis bu ñëwee ñun ñu def ko. statut bi nga xam ne moom la agence service pénitentiaire yi di xaar lu urgent la mais seen statut boobu yàkkamti nañ ko. Khalifa Ababacar Sall ne socialiste la nekk ci kujje politique bi mu fësal ne xeex bi dina ko wéyal ngir askan wi nekk ci anam yu baax. defar suñu réew ci fànn boo xam ne sénégalais bu nekk di nga gis sa bopp defar réew moo xam ne comme ni ko assises nationales yi nga xam ne mooy suñu base gis-gis ak stratégie ak orientation tëggal dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique am chaque sénégalais de chaque sénégalais yaay mënal di matal di mottali di defal sa bopp kenn bañ a toppati ci kenn di lappe-lappee ka yaakaar ak ñaan nañu yeewu nit ñi. ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru moo am xalaat ne war nañu taxawal benn pacte républicain boo xam ne dina tax ñuy séparer pouvoir yi yoon moom boppam droit de l'homme ñu mën ko respecter ak ñu leeral ni ñu yore alal bi nga xamante ne réew mee ko moom. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. maire bu Parcelles Assainies maire ba directeur de cabinet naka noonu ay tuuma tukk ci ñi nga xamante ni ñooy kuréel gi taxaw ñu ne ngir njariñal waa Parcelles Assainies tegu ci seen ndodd jëm ci wàllu jalgati ci ay koppar wàllu enrichissement illicite ñu ne loolee jaaree ci programme boo xamante ni ci wàllu bourse yi la ci lëngoo ak institut de formation privée loolee kon ñu gis ne daal kii di maire ba ak directeur de cabinet am dañoo taxawal ci wet ga benn structure de droit privé ngir encaisser ñu ne frais dossier yu ay étudiants ñeent fukki junni ngeen baal ma ci ay étudiants yoo xamante ni am nañ ci yooyu bourse mooy tuuma gi tegu ci kaw maire Parcelles ak directeur de cabinet am Ndongo Ka. ñii di collectif bi taxaw nag ngir saytu ak a aar lépp luy intérêt yi Parcelles Assainies nag ni lu mësta xew bu xewee nag faaw ñu wax ko ñoom waa SEDIPA di joxor bi baaraamu tuuma kii di maire bu Parcelles Assainies ak directeur de cabinet am ni dañu leen a jàpp ci lu leer ñuy luubal ci bourse d'études yi ñu jox étudiants yi jëm ci école de formation privée yi Mamadou Gueye di vice président bu commission finance ca maire bu Parcelles Assainies. xam nga ñun dañuy maye ay bourse donc bourse yi dem na ba am doole donc ñoom ci seen journal sax bi ñu génne en 2017 bourse yi ñu joxe rek ça fait 40 000 bourses ndekete ñoom
ñoom dañ ko doon taxé bourse bu ne 5000 francs tey boo defee calcul bu ndaw rek dafay lay jox lu gaaw 200 millions te loolu moo gën a ndaw parce que étudiant bu dem am na ristourne bu ci am 10 000 francs te loolu conseil municipal ma suñu délibéré lu koy jox autorisation mu teg structure bu mel noonu ci mairie bi directeur de cabinet maire moom moo créé OPEF maire bi jox ko benn marché muy bourse yi Théodore Equala moom moo ko créé siège bi mu def ko këram muy villa 633 HLM Grand Médine compte bancaire bi moom mooy titulaire bi muy compte chèque boo xam ne du baare mais moom da koy utiliser nu mu ko neex. ñoom waa collectif bi nag ni duñu toog rek banque seeni baaraam ndaxte fa séeneetuñoo may Moussa Sy muy luubal di dund ci kaw askanu Parcelles Assainies. suñu wareef dinañ ko def structure de contrôle yëpp dinañ leen saisir OFNAC Cour des comptes dinañ saisir aussi directement le président de la République dafa am conflit d'intérêt bu manifeste am li ñu naan délit d'initié mais aussi association de malfaiteurs. ba tey bi le collectif nag taxaw ngir saytu intérêt yi waa Parcelles Assainies ni xeex bi da koy wëyal ba ca cappaandaw la ndongo ka Parcelles Assainies RFM. jërëjëf ndongo RFM jokkoo nag maire ba Moussa Sy joxul genn ak solo wala nawlo yooyu kàddu yooyu ci yàbbiwu ca. mairie beneen bu Ziguinchor ak njiit la Abdoulaye Baldé fa lanu nas mooy fexe ba yaatal lampi mbedd yi ca diwaanu Ziguinchor jumtukaay yi naka noonu ngir gën a xeex ak ñàkkum kaaraange foofee fa ñoom ñu ngi ko xamle ci ndajeem conseil municipal Ziguinchor Lamine Ba. conseil municipal bu Ziguinchor jël na dogal beesalaat li nga xam ne moo di jumtukaay jëm ci wàllu éclairage public fii ci commune bu Ziguinchor ginnaaw bu ñu nemmee ko ñàkkum kaaraange bu fës fan yi weesu Abdoulaye Baldé di maire bu Ziguinchor moo yëkkati yooyu kaddu xamle ko ci ab conseil municipal bi nga xam ne moo ko fi doon jiite. dinañ def suñu jéego bopp parce que ñun ñi mairie bi di jënd nañu matériel am na structure boo xam ne contracteur ni yaay moom dinañ jëbbal matériel yi ñu ngi defar suñu jumtukaay bu mel ni nacelle am nañu équipe boo xam ne moom ci mairie bi la bokk dina commencer c'est vrai que ñun suñu coobare ñoo weewoon ni que dañuy xaar ba taw bi pare parce que bu ñu doon monter ay lampes ci nawet bi da nga koy monter benn 2 semaines matériel bi yàqu donc loolu moo tax ñu doon xaar ba nawet bi passé bu soobee yàlla à partir du 1er novembre suñu équipe yi dañuy commencer dugg ci dëkk bi commencer changer lampes yi commencer changer équipement yi yàqu yi. conseil municipal bu Ziguinchor ci ndaje boobee adopté na li nga xam ne nag moo di plan stratégique de développement communal jumtukaay bi war a xàll yoon wi lépp li jëm ci wàllu développement fii ci commune bu Ziguinchor at yi ñu dëgmal bu sukkandiku ci kàddu Abdoulaye Baldé. document bu am solo la boo xam ne ñëpp ko xam ne ñëw na Ziguinchor war na ko am. dina décliner suñu vision ci secteur yëpp doon noonu programme bu am solo boo xam ne ñëwoon na fii ñu rejeté ko pour que nit ñi mën ko partager donc organiser nañu benn atelier conseil nee nañu waxtaan boo tey moo yombal adoption bi donc adopté nañ ko di si gërëm ñëpp. am na yeneen dogal yi nga xam ne jël nañ ko ci ndaje boobu nga xam ne nag ñoo ngi ko doon jagleel ab conseil municipal biñ ci doon gën a xaar nag doon tëralin bu bees bi nga xam ne nag mairie bi indi na ko ngir jëlee mbalit bi ci yenn ci ay quartiers yi nga xam ne nag saleté yi dañ leen a sonal bu baax a baax Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. sport geeg Malal si ñuy wax Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fayal a Jassane. ñu tàmbale. ak wàllu Ballon d'Or FIFA bi nga xam ni France football bi nga xam ni dañ ko war a joxe démb la ñu daal di siiwal nag fanweeri joueurs yi nga xam ne jàpp nañu ni mënees nañu njort ni kenn ci ñoom dina ko ca jël jàpp nañu nag ni ci boobule liste. juróomi suwaru Liverpool ñoom ñoo ca nekk doomu Sénégal yi di Kalidou Koulibaly itam ak Sadio Mané ña nga ca biir doomu Afrique yi nga xam ne ñoo ji mel na kon Mohamed Salah Riyad Mahrez Pierre-Emerick Aubameyang itam ñoo nga ca waaye doomu Maroc bi di Ziyech moom nekku ca ñii nag di ay doomu Espagne ñoom kenn ci ñoom nekkul ci boobule liste Modric mi ko jëloon daaw itam bokku ca Neymar itam bi nga xam ni ma nga ca Paris Saint-Germain moom itam nekkul ca googule liste waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Didier Drogba moom jàpp na ni daal Sadio Mané guddi yu ñu toll nii kenn gënu koo yeey ci gagné Ballon d'Or ndax liggéey na lu tax ñu war ko jox googule raaya ca biti réew Drogba ci micro Radio France Internationale. Sadio Mané même s'il a fait Sadio Mané même bu fekkee dafa def coupe d'Afrique boo xam te ni demeewul noonu moom nag moo jël li nga xam te ni moo di Ligue des champions bi ba noppi def championnat bu exceptionnel man Sadio Mané su ma koy xool rek Kanté laay gis ci moom nekkul koo xamante ni dafa fesal boppam trop ba noppi deful kon publicité yi boppam wante talent baa ngi fi boo fàttalikoo rek am na ñaari at tey jii ca finalu Ligue des champions moom moo dugaloon but ba égalisé woon contre Real jour bu mën a accéléré la daanaka kon saison bi ñu génn yëpp loolee wane na ko ak saison bi ñu nekk pour man daal Sadio Mané joueur bu am talent la. Et il a fait ça toute la saison dernière. moom Didier Drogba académie l'équipe la ko dénk moom sax moom Didier Drogba moo nar a nekk kon maître de cérémonie ba
foofa nga xam ne nag fa la ñu war a joxe raaya gi ñaari fan ci weeru décembre lay doon. moom Drogba doomu Côte d'Ivoire bi nag moom moo war a daal di def loolu la ñu toll ñu nax ñu ni téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay journalistes ci àdduna ñoom ñoo di kon wote ngir loolu mën a nekk nu jeexal alaaji ak wàllub Ligue des champions tey jii daanu door ñetteel bi journée si phase de poule yi Crépin Diatta ak Mbaye Diagne ña nga ca Bruges ñoo ñu dajante ak waa ñoo dajante ak waa Paris Saint-Germain waaye Paris moom tey Gana Gueye du football ndax dafa gaañu Neymar tam bokkul ca ña dem Galatasaray moom mooy dajante ak équipe bu Real Madrid bi nga xam ne nag dafa nekk ci ay jafe-jafe ci phase de poule yi yittewoo loolu ndam ngir mën a daal di door campagne européenne am bi Tottenham mi ne final woon daaw war a laaleeg waa Étoile Rouge bu Belgrade Bayern Munich ma nga jëm ca Olympiakos la war a dajanteel Shakhtar Donetsk moom ak Dinamo Zagreb Atalanta Bergame dina nga jëm ca Angleterre war ca dajante ak waa Manchester City xanaa ak tooy nga jëlee ci màggal gi. mën naa ne. Atlético Madrid moom moo war a dajante ak waa Bayern Leverkusen. Juve war a dajante ak waa Lokomotiv Moscou du ñàkk suñu noppee ba ay boor yi neefeer. mu indi kii demander permission. xam nga nag Mbàkke Touba beeg jaabante gi jërëjëf Malal. ak RFM kumpa jeex na. Malal Junior Diagne ñu xajal Hadj Ndate Diop ci ayubés bi chronique culture bi moom la ñu ci àndal Hadj Ndate yi. dal leen ak jàmm fexe ba ci juróom-ñaari fan ñu lëkkale ñaari dëkk yi di Ndakaaru ak Casablanca loolu moom moo tax a jóg festival bi ñu duppee Art Connection mu di ab événement boo xam ne ni association bi fekk baax ca Maroc ñu koy duppee Africaina àndandoo ci ak waa Africulture Band ñoom ñoo ko tëgg mu am ay activités yu bari yoo xam ne nii daañu ko ci def Amadou Fall Ba moom mooy administrateur maison des cultures urbaines moom lañ ciy déglu ci micro Jegan Niang. dafa am benn projet bu ñu liggéey ak suñuy naataangoo yu jógee Maroc benn organisme bu tudd Africaina boo xam ne depuis juróomi at ñu ngi lëkkaloog ñoon ci wàllum yaatal aar beeg cosaan beeg aar bi fii diggante Maroc Sénégal rawatina diggante ville yu Casablanca ak ville Dakar parce que ñu bëri boo xoolee ñaari ville dañu am jumelage bu yàgg mais bii mooy bu njëkk boo xamante ne ñun ñëw nañ fii pour ñu jokkoo ak ñoon weccoog ay xalaat xool lan lañ mën a liggéey suñu diggante lu monde yàlla def na maa ngi woon Casablanca bokk naa ci ñuy laaj xalaat que lii amal na njëriñ continent li des ci continent ma ne waaw parce que ñun pour ñu ñëw Maroc amuñu problème visa mais Dakar Casablanca rek 3h30 de vol la mais billet bi boo moytuwul mu jar 500 €. am dëkk yoo xamante ne pour ñu dem fa dafa metti donc du coup fond bu mel ni bu amee damay joxe benn exemple bu ndaw Mouna ñu xam artiste sénégalaise la dem na fa yàggul rek ci festival Boulevard Africa Airlines amul woon gëm naa ne projet yooyu du mën a am dina am benn projection de film bu ñuy def dina am atelier de formation yoo xamante ne ci photo la ci vidéo ci muralisme mooy street art ak ci graffiti ak identité visuelle ci graphisme dina am benn concert boo xam ñu ngi koy def fële ci centre culturel Douta Seck entrée gratuite la dañuy terminer fii le 24 25 26 27 fii ci MCU bi mur yi yëpp dinañ ko defaraat ak artistes sénégalais yi def ci graphe ak muralisme ak artistes marocains yi. cinéma la ñuy wax ak lu soxal festival Sénégal Film Show bay amee ca Cuba ëllëg lay door ñu war fa projeté lu toll ci juróomi film yu réalisateur yu fekk baax fii ci réewum Sénégal institut cubain bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu art ak industrie cinématographique moom moo ko tëgg invité ci waa direction sénégalaise bu cinématographie ci wàllu woowu dañ ciy déglu message bi nga xam ni ambassadeur bu Cuba fii ci Sénégal di madame Cheyline Sanchez Portero yëkkati na ko. maa ngi profité bu baax ci visite bi ngir di leen wax ne na ngeen dem dal jàmm ca Cuba ngir première édition bu semaine cinéma sénégalais ca Cuba loolee nag dina nekk ab opportunité bu rëy ngir rataxal ñaari culture réew yi maa ngi leen wax na ngeen dem dal jàmm kontaan naa lool. jageen jëf ci déglu bi foofu la ñuy yem dig daje ëllëg ci beneen numéro.